asalaamaaleykum char naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm di naan dal leen jàmm yàlla bés bi tàmbale si jàmm jeex ak jàmm si barke yàlla sunu borom ak barke Seydina Muhammad léegi nag nu daal di tàmbale waxtaan bi comme nu ngi koy defee saa su nekk rek fas yéene teg ay waxtaan yu sew def ay dugg ak génn xam nga wax ay affaires yoo xam ne ni que ça concerne tout un Sénégalais comme nu ma koy waxee chaque jour ça concerne toute une personne bien né et bien dans sa tête comme ni ko nit ñi di waxee rek gars yi soo waxee nu naa la ah non oh sa yoon nekku si lu sa yoon sunu yoon a ngi si téeméer junni yoon sunu yoon a ngi si ba mu neex sunu yoon a ngi si laa leen wax ba muy fecc ki di tëbee benn tànk ki di përier sunu yoon a ngi si de gars yi lu nu bëgg jamono ji dafa yomb waaxu xelu nit ñi rek seen yoon nekku si waaye damal kii maîtriser woo mandul waaye kii nii nu dem toog gars yi di taal dëkk bi nekkee seen naka su dul noonu nekkee seen caaxaan nekkee seen benn dund olala jàppee nit ñi ay con ngeen chaque jour ma wax ko fi rek mais amaana su may wax comme ni ma koy waxee chaque jour rek gars yi dañuy bëgg ma leen koy waxee d'une façon buy jurgóot seen nopp yi quoi di leen ko wax di leen sexal lem
wala di leen wax dëgg di leen raayal seen ginnaaw ñëw di leen wax dëgg ak boole si ay s'il te plaît tu sais non 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 sama gars yi yooyu du am dëgg-dëgg la quoi wax du nga koy wax nu mu waxoo wax du nga koy teg nu mu tegoo bagage du nga koy teg nu mu tam nga nu mu defaroo quoi bukki des na di ko woowee bukki gaynde woowee ko gaynde sàcc woowee ko sàcc waaw leneen ak leneen quoi léegi nag ñun nu toll foo xam ne ni comme nu ma koy waxee rek yàgg naa leen ko wax ma naa leen sama gaay dëkk bii nii nen seetaan rek nen seetaan nee naa leen mag yooyu ngeen di wax paa yooyu noonu mag ñi gars yi ñoo waloon jox respect gars yi nga xam ni que tey ñoo waloon yar xale yi ñoom ñoo waloon wane l'exemple gars yi nga xam ne ni que ñoom ñoo waloon nekk nit xale yi topp seen ginnaaw ñooy doomaraam yi yàgg naa kaa wax gars yi su ma waxee rek gars yi yow amoo yar waa yow moom da ngaa alagoo Baye Fall da ngeen katarak bu leen xool yàgg naa kaa wax ne regardez pas de lu xew suñu alentour moom lu ñuy dund bu leen ko xool bu leen ko analyser xel dee leen koy analyser ak seen i yëg-yëg rek di fël di dem comme nu ngeen di waxe naan fël-fëlaale dee leen fël rek di dem yéen a ngi noonu bu leen xool gis ngeen jamono ji nit ñaa ngi jooy ñoo ngi wax problème mu dëkk gi ñoo ngi wax problème sunu affaire dëkk sunuy ressource dem ñoo ngi wax doomaraamu président un vaurien un cachapan qui a fait nu ko ti qui s'est pris des vacances xaw ma pour dem li jëntu dofom bi jël dëkk bi teg ko si loxo beneen doomaraam muy kan muy un ñas pareegunu ñu ñoo ngi lijjanti on est là on se cherche léegi on a des vieux un Atepa et un Abindour ñu ñëw andil nu fi ay waxu love story ñëw di fi lijjanti seeni problème di lijjanti waxu love story kenn xamul lan la ay paa laa lay tegal nii de kii à 70 et quelque keneen est dans les 50 ñoo ngi lijjanti seeni bagage doyalatunu loolu le con bu ma fi yàggoon di wax Farba Ngom yàgg naa leen ne c'est un con c'est un illettré mooy loolu Farba Ngom gis ngeen fu mu fëlateeg Cissé Lo encore 2 autres vieillards fa leen ko génn léegi suñu genre yi duñu saaga duñu wax bu nu kii coolul ñoo ngi négocier xam nga ñoo ngi wax lu ñuy wax di ko teg mais pendant le temps lu ma leen di wax rek mooy loolu comme yàgg naa ko fay wax gars yi suñu waxee nu mer nee naa leen dëkk bi mooy loolu paa yi ñoo yàq dëkk bi ces vieillards ces cons là ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de foutre mais xoolal ñoom seen bëgg-bëgg rek seen bakkan seen bëgg-bëgg rek seen bakkan di dem di doxal voilà les retombées vous voyez comme ni ko tubaab bi di naan allons seulement ñag bi tey naan ko américain bi naan let's go and see nan si dem let's go and see di ngeen gis yàgg naa leen ko wax naa leen bàyyi fa li xew si dëkk bi mooy loolu ngeen ne non su ma waxee booy ndaw yi les petits cons là les petits booy nga xam ne que ñoo wala def seen bopp dara wala teel a waajal seen bopp pour mën a yore dëkk bi waajal seen futur ñoom ñoo def manko noonu dem toog nekk si ginnaaw ay paa yu ñàkk fayda ay mag yu ñàkk fayda ay nit yu amul benn vergogne di jaayante ay bagages yu kenn xamul booy yi ñëw toog naan waay yow amoo waay moo tax ma ne leen lu ñuy xeex nii ak lu ñuy lijjanti ça va être vraiment difficile à régler. Ça va être difficile à régler wax naa ko ba sonn du ñuy casse le problème nekk su lu ñor di lijjanti lu ñor di wax suñuy fulla nga gis toujours ay paa yu jóge fële ñëw outsider kenn xamul lu ñuy lijjanti lan la paa yuy ñëw ñun ñoo ngi wax suñu avenir suñu futur ñun ñi dem ba nekk ay ndaw di xalaat suñuy futur ndaw ñoom ñoo ngi lijjanti love story kee di lijjanti kër guñ koy daaneel si corniche gi kee di lijjanti fu mu xooj bagaasam yi ñuy dee tawaay nga wati Cissé Lo tëllati na avec ce con c'est reparti en couille pendant ce temps Macky Sall nee na fes moom nee na fes dem lijjanti dofam bi bàyyi dëkk bi un autre fou un ñas ñun ñoo ngi nii lijjantiwunu lu nu wala lijjanti ñoo ngi toog ñu ñuy gëmloo ni que naan ay Furi Abdou Karim ak génn naag génnul dugg naag duggul toog naag toogul mais wala Assane Diouf kenn waxul yeneen ak yeneen kenn waxu si on est là à se raconter de la merde gars yi di wax moo tax taay sama tontu yeeg sama question yi sax dama ko tey moom dama ko teg nale pour mën a lijjanti yenn problème yi quoi parce que man je comprends plus rien nee naa leen ba sonn paa yi nii suñ si jugulee ces vieillards là gars yi nekk si bopp nguur gi nii di konkonlu suñ si teelu lay jug ils vont foutre le pays en l'air
ils vont foutre le pays à l'air boo yi nii nag con yi nii nag nekk si suuf di raconter seen no sense ak kii waxe ki di réeku ñoom ñoo comprendre lu xew nañ jàpp ni que ñoom leen yi jaay noonu ak seeni doom parce que pas yi nii su dee dund nañ seen dund ba pare regarde-moi un vieux comme Atepa regarde-moi man damay taal toile bi di xool si toile bi di gis ay affaires yoo xam ne damay rus sam bopp sax dama naan non léegi benn Moussa bu jug di kaasal dëkkam di wax ay doléance am di wax lu ko naqari moom la ñuy ñëw léegi ne ko bàyyil saaga yi faal yow moom xoolal waxal sa doléance te bul saaga quoi way xoolal yow moom waaw kii nii nanga mën ngaa wax say kii mën ngaa lijjanti say kii te doo saaga quoi ay kii un moment man je me pose des questions te ñoom ñu nu topp noonu ñoom ñu nuy màggal ñoom ñu nu respecté ñoom ñu nu gëm ñoo ngi noonu di saagante de gars yi de bàyyiwunu mu sedd dara seddul mais c'est ignoble c'est ignoble c'est vraiment ignoble non mais dañ dem rek man loolu laam lu ma leen di wax jeunes yi comme que jeunesse bi nee na ni non am teggit mooy toog di seetaan ce qui se passe nañ dem parce que comme nu ma ko waxee rek pour ne pas sortir si yenn bëri tey Atepa moo feeñ le waxu Atepa kay jug na kaw démb am na ku fi feeñle woon si audio xam nga am na ku fi feeñe woon si audio nu jàpp ko si audio xam nga àdduna gi gars yi daal di génn ñëw jël si paar xam nga waaw kii génn jabar gi génn layal ko jabar gi moom lu mu def c'est normal xam nga am sa jëkkër moom sa jëkkër nekk si ay kii nga daal di génn ñëw xam nga c'est normal mais après le reste des talibans di là les talibans di gars yi ku nekk gars yi génn yaay ñoo ngi siy dund ñoo ngi noonu de waaw paa yi ñooy xool xale yi ndaw yi jàpp pendant ce temps yi ñun ñoo ngi jooy suñuy ressources di jooy ak yelleefu doomu aadama di jooy mën a am le strict minimum pour defar dëkk bi pendant ce temps les vieux jouent à la bamboulade en haut comme ni ma ko waxee ñoom lu ñuy xeex ni ñoru leen yàgg na ba mais xam nga rek booy ils ne comprennent rien suba la ñuy comprendre cette jeunesse là vous allez comprendre demain moo tax ni wax ngeen di tëb di daal di yuuxu gi di ki nangam su subaa ngeen di comprendre comme ni ma ko yàgg waxee comme ñoom nu ñu comprendre ils ont pas compris ba nu suy toll ñoom ñoo waloon xeex bi ñoom ba ñuy toll di am sunu kàttan di am sunu kii ñoom ñoo waloon xeex ñun duñu kii mais non ils avaient pas fait ça danoo nekkoon di martaat balaa noo comprendre c'était trop tard léegi nag ñoom ñu ñëw ba fii di dabe di dund seen best young life lu xale yi bëgg moom leen bëgg fu oto rafetee nu bëgg ko fu dund gu neexee nu bëgg ko fu jigéen rafetee nu bëgg ko saayir bi fu mu taqarnaasee nu bëgg ko ñoom danoo dem bay waaj a dee commencé dund léegi ñun nag ay ndaw yoo xam ne ni ko nu wala waajal suñu bopp defaraat suñu bopp waajal tamit suñuy ndaw suñuy doom ak suñu génération bi di ñëw non nu jëlaat suñu avenir le restant que nu dem jàkkalee leen ko toog di seetaan balaa ngaa rendre compte ni que nag y a quelque chose qui cloche yaa ngi say 45 au de tes 50 ans boobu ngay taxaw nag naan mais qu'est-ce qui n'a pas marché à 50 ans tu n'as même pas de terrain tu n'as même pas commencé à mettre des fondations tu n'as même pas commencé à faire coula yow amagoo xolal dara yow yaa ngi dëkkoon si kër gi loolu kii def ko këpp ko si kër gi di ko buuxoon teg say rakk ak say sœur boole kook wax gu bëri nuy deeta waay ngay jur di teg si biir kër gi moo c'est compliqué quoi mais soo waxee gars yi naa la kii parce que lu tax ay nit partisans de moins effort bàyyi les vrais tubaab yi bàyyi à 50 ans ñoom ñoo ngi commencé retraité di xool na la ñuy commencé def le tour du monde xool na la ñu commencé taxawaal moo tax gisoo leen Afrique seen i saak la ñuy yor di voyager di dem 50 ans ñoom liggéey nañ ba ñuy xool ñuy parete balaa nga naan leen 60 mais ñun en Afrique 50 ans la suñu life di commencé yeneen 50 yu jiitu yi duñ koo jël jox ko sëñ bi jox ko ay motherfucker qui ont foutu en l'air leur vie toog fii si suuf di dundee nit ñi nu nekk seeni tànk di riisu di wax du nonsense di waxu nonsense te saa yoo feebaree nag yaa yore sa bopp saa yu la nattu dale yaa yore sa bopp saa yoo feebaree yaa yore sa bopp mais su neexee su xaalis bi ñëwee am na kooko wala bokkalin loolu leen dund bàyyi mais soo waxee gars yi au lieu qu'ils comprennent ils ouvrent leur tête et voir le bon côté des choses yow da nga nit ki nee na ñoom danoo defaru ñoom dañuy alak nit ki yow nit ku defaru ba pare di alak keneen yow yaa ngi defaru ba am 40 ans te yow mënoo koo génn sa kër ndey ak sa baay te yow da ngaa defaru noonu ba pare loolu da nga koy bëgg a jël sax nekkan moo ko def ndogalu kan la ndogalu yàlla non
yàlla def na ni ko yow feebaroo gumbawoo lafeñoo laagowoo yaa ngeeg say loxo comme ni say morom te yaa ngi lijjanti di daj mais lu mu la jox nga dem joxe ji waat ko ñëw toog naan non ay c'est-à-dire ay waa non ay wata xel kii ni toog si benn mais comment ça va fonctionner hein comment bay non bay am na loo xam ne ni que un moment cette jeunesse là comme nu ma ko waxee rek suba ngeen di comprendre si suba ngeen di comprendre instant gi nii du ngeen comprendre parce que tant que am na ndey bi seen benn ndey ngi waajur a ngi dund wala kii kër gi moo ngi stable le gars yi du ngeen comprendre parce que mère bi tant que moo ngi dund kër gi dina am stabilité paa bi tant que moo ngi dund dina jéem a téye tamit stabilité affaire bi dina dox léegi dara doo comprendre benn kër la ngeen nekk ñaata frère stabilité bi day dox tant que ñaari waajur yi demunu ba léegi nag nit ñi wala miiras teg ku nekk wala lekk boppam c'est là où tu vas te comprendre nag c'est là où tu vas te surprendre foofu ngay toog nag naan c'est-à-dire ay kii di xool tante bu lay récupérer ak nijaay bu lay récupérer léegi nag nuy toog ngay xool ñaata nga nar a am si miiras bi ndax dina mat soo amulee tamit esprit bu posé xool nooy investir rek nooy jugee sa bopp noonu ngay jëlaate xaalis bi dem taal ko si lu ñàkk fayda commencé taxawaalu di kii mere àdduna gi yëpp nag commencé di wax di siis dun ma seetaan woy kenn dimbaliwu ma woy kenn jàppalewu ma woy fekk yaa jàppalewul sa bopp yaa musul jàppale sa bopp toog di raasaatu si ay taat lu nga waloon def sa kàttan fu nga ko amee am sa doole am sa nafsu wala commencé créer teg ay base yaa ngi si suuf bâche yi yaa ngi si suuf taatu kii di duul lu wecc départ boo am au lieu nga xool noo ko def mu fructifier mu gën a mën a dolli yaa ngi dem jox ko sëñ bi ñëwaat toog di naan fa yàlla di xaar fa yàlla ñëwagul fa sa ndaw jeexagul yow fa sa ndaw jeexagul yow yaa ngi wax fa yàlla yow ba nga daal di dem ba 40 ans 45 ans léegi toog comme ça tu te surprends comme ça laa lay wax yoroo yow fondation woo yoroo terrain yoroo kër wala as tuuti loo am si cogg nga ko amee ku la mayoon terrain bi wala ku la may kër saa fu mu toogee waxtaanee ko waaye diw maa ko may terrain maa ko may donc yow sa kër ñëppay xam nu mu ko noo ko amee ak ku la ko may parce que ku la ñu gars yi du ñuy may di wax gars yi du ñuy def di wax duñu def te tëj seen gat ku la fa may terrain may la kër sa si cogg bi na nga xam ne ni que ah xoolal communauté bi ak wàllu gars yëpp dinañ xam ku la may kër gi. fu jàng amee fu waxtaan amee fu fàttali amee dina toog ne la abo waaw kër maa ko may kii na waay kii moo tax lu waay di def na ko xam na nit ñi na ngeen gore nit ñi gore leen moo tax it xoolal xëy ñàkk jëriñul amal sa bopp xoolal dem lijjanti say affaire amal sa bopp dara dàq ko kenn du la yab kenn sañu la ñëw tourner si alentour yi naan ay nii laak naka laak nële laak diw ma paateeg diw ma sàmba yaa ko liggéey quoi voilà loolay dëgg mais Sénégal nag on a surtout ma jeunesse bi on est en train de se laisser abattre par un endoctrinement boo xam ne ni que c'est plus que catastrophique billaay wallaay man dama koy wax chaque jour gars yi di may ma ne la faal tey jii nii daam gàcce boo xam ne tey mooy lan man de parle en connaissance de cause damay jël rek si sama alentour te leer na ma ni que ku si nekk am nga si ay nit ñu mel noonu si sa alentour Baye Fall man ba may jàng di ànd ak sama yenn copains yi ñuy jàng je n'étais pas le meilleur élève de l'école wala le meilleur élève de la classe dama amoon ay copains yoo xam ne ni que Baye Fall jàng rek leen doon def Baye ay exemple ay nit ñoo xam ne que su ma demoon ba càng ñoom ñoo ma doon jàppale Baye Fall su mu doon def sax ay cours de rattrapage ay nit ñu super intelligent ay nit ñoo xam ne ba après ça ba yàlla defee nu tàggalikoo ma dem yeneen dëkk chaque jour sama xel da doon des si ñoom naan noo ñii de suñu màggee moomee ils vont être des parce que c'était des bons élèves danoo mënoon jàng mais yàlla def à mon grand retour ba ma ñëwee Baye Fall nee naa leen 3/4 bi laa lay wax 3/4 u ñoom ñëpp léegi ay jëwrin leen gars yi takk nañ ay jëwrin gars yi ñoo ngi toog si taatu bâché kii naan dañuy sikkar ak ay affaires yoo xam ne kenn comprendreul mën na leen bon ok c'était bien beau mais c'était bien beau si fekkoon ni que sax ñoom seen lii ni ñu def mu nekk lu nu bëgg nu koy booleeg connaissance bu nu amoon sax di jàppale réew mi di liggéey quoi mais ça veut dire di liggéey comme tey jii nii ñoom ñu nekkoon dara tey communauté bi jàppale leen def leen parce que ñoom mënoon na nekk dara loo xam ne que ça va aider
le pays ça va aider seeni am di jàmm seeni kii mais gars yi dëddu neen léegi amalatuñu benn njëriñ la société gars yi dëddu neen seen xam-xam bi jàng bi ñu demoon sa ba université donc ça veut dire que toutes ces années d'école a servi à rien gars yi dëddu neen léegi gars yi ñoo ngi créé sol ay isu ay jamput sol ay ngandi mbaay laxaat ay kii yar yi sikkin foo leen gis nu naan waaw sëñ bi faal wala mayante jabar seen biir toog di jaay ay affaire Baye Fall du xëy du gont du dara quoi man après man damay toog sa damay jàpp damay xool dama naan 11 billahi jàmm man mi nga xam que c'était moi le plus con de la liste man maa si gënoon idiot maa toppoon si ginnaaw man maa doon sax souvent daw dem salle de jeu pour gars yi doon demee jàngi léegi man maa toll foo xam ne ni que may xalaat ko mais gars yu jàngi ji woon ba yow di jow seen po ñu nga xam ni que waaye yow bak yu nu dagg sax dagguma ko gars yi Baye Fall léegi amalu leen njëriñ ñoo ngi nee toog mais après je me demande je dis mais attends dëkk bi léegi moom comme bokk léegi xanaa jinne yi dëmm yi wala nooxóor yi wala je ne sais pas quoi c'est eux qui vont venir travailler le pays hein Baye Fall man damay laajte ay question parce que affaire bi dafa ma jaaxal parce que man ñooñu je suis sûr et certain c'est toujours des gens intelligents mais instant bi amuñu benn njëriñ dëkk bi amuñu benn njëriñ communauté bi amuñu benn njëriñ xolal seeni am di jàmm à part seen nafsu seen bakkan ak benn groupe communauté wu personne bu leen jàppee ay nit di leen dundee je me demande que ça aurait pu être meilleur su gars yi amoon sa njëriñ si dëkk bi di am lu ñuy liggéey si dëkk bi defar dara suñu wàccee dem dajalewu affaire yooyu noonu ok ñii xam nga c'est comme tey ji nga gis ay cadre yuy liggéey man exemple laa koy jëlee sam papa da doon wàcc ministère affaire da wàcc ministère romb wàcc ñëw gaare otoom gars yi foo ni ko ay affaire de kii mu dem toogi si kalandoo ya si gars yi di goma oto yi di romb ak kii nanga mu dem toog fa waxtaan ak ñoom heure julli jot mooy noddi ji moom mooy dem téyewaat encore xoolal kii bilaal bi mooy noddu waajal jàkka ji xaar gars yi ñëw te pourtant c'était un diplomate day liggéey heure julli su wàccee moo ça veut dire que tu peux faire lu nga gëm tout en ayant njëriñ pour la communauté quoi am njëriñ booy liggéeyal communauté bi mais tey tout est retourné gars yi dem di liggéey soi-disant ne dañoo jóge si communauté bi dem di liggéey mooy ñu amul diplôme ñoo xam ne ni que seen baay mooy baayu diw wala diw xam diw boole ko diw pistonné ko mu dem mu toog fa mais si biir communauté bi wala biir tarixa bi wala biir gars yi ñu si jàng dëgg ñoo ngi si suuf bale bâche sampi tibb déggi tibb tëggi ay ndënd ak i taxaw saafi café Touba ki seggi café ñu ngi wante dëgg ñu si yor këyit yi ñoo nekk si taatu bâche yi gars yi doon nelaw ba 11h ba seen taat yi tàng ñoom ñoo yeew mais parce que seulement avoir la chance d'être un Mbacké Fall Bousso si wala je ne sais pas Niass wala je ne sais pas whatever xam kenn ku xam kenn si biir nguur gi pistonné ko kooku nekk foofu di xëy di wàcc di lekk pendant ce temps jeunesse bi soo waxee nu naan la bàyyi dangaa alagu nit ku alagu léegi nan ngeen di xàmmee yéen ku alagu quelles sont vos traces nit ku alagu parce que yéen souvent su ngeen demee ba toog di wax faut qu'on puisse le comprendre c'est quoi vos critères nit ku alagu yéen lan ngeen di woowee nit ku alagu vos traces nit ku alagu c'est quoi nit ku alagu parce que man je comprends pas da ngeen naa nit ki daa alagu nit ki ngi sant yàlla nit kaa ngi xëy di liggéey di fayeeku weccitam nit ki feebarul dara dalu ko muy dellooti waat di santaat yàlla comme ni ma ko waxee hein en fait alagu bi yéen fan ngeen koy gis quoi ak nu ngeen koy gisee pendant ce temps yéen mi yor wax gi yéen a nekk si musiba yéen a nekk si lu tàng jër
yéen a nekk si loo xam ne kenn mënu ko expliquer instant bi les meilleurs scientifiques du monde cherchent à l'expliquer ils n'arrivent pas à l'expliquer mais yéen a mën a toog di gis alagu nit man souvent daf may jaaxal nit koo xam ne fu mu nekk su ma feebaree feju nee naa leen su ma toogoon fii nii di foo yooyu noonu doon def di woo 17 pompier ay affaire di kii nii di foo rek di xool balaa maa raccroché sama téléphone ambulance taxaw sama kanam ñëw xool gars yi fii du nga ko caaxaan ça veut dire que tous les émergences mooy loolu maa ngi ak samay carte médicale yore ay assurance bët assurance bëñ assurance yaram hein yore sa massage gratuit massage chaque mois trois fois nga dem nu tàllali la noddale la gratuit bàyyi tout much opportunité yoo xam ne rek si respect droit de l'homme nu ne la xëy nga dem nga liggéey nit toog saaga la ne da ngaa alagu man su dekkee nee naa la lii mooy alag maa ngi koy ñaanal sénégalais yépp am ko parce que alag bii de mooy loolu alag bi moom la ñëpp di wër mais nit ki yow yaa ngi foo xam ne ni que tey jii nii bàyyi 21e siècle laa lay tegal 21e siècle 2020 ndox bu set ndox bu neex sax mënoo koo naan ndox bu neex ndox l'eau bàyyi l'eau source de vie ndox kooku mooy xaste wala mooy saaga nit wala mooy wax nit naan ko da ngaa alagu wala yow da man j'y comprends rien duma bëgg wax lu si des de damay yem sur le plus basique 2020 bàyyi fii da ngay dox robinet yi fu nekk point wu taxaw naa ni instant yi été gi jot na da ngay gis sax ay point yoo xam ne si angle da ngay dox ndox bu sedd lay génnee da ngay bés mu génnee la ndox bu sedd guy nga naan ba doyal dox chaque 200 mètres 100 mètres su dee nag moom potaw ndox yi moom chaque xolal 10 pas inspection tali bi yëpp chaque 10 pas tax ndox bàyyi da ngay dugg sax fii si ndox loo instant bi tàngaay bi romb na sax da ngay romb yenn koñ yi nii su tàngee ba tàng booy lu ñuy def affaire robinet yooyu ma leen di wax extinction feu yooyu nga xam ko moom la pompier di use suñu ñëwee su safara amee moom la gars yi di dajji ubbi ko ndox bi naan nii si air bi ku romb taxaw sangu da ngay romb taxaw sangu ndox bi naan loo ndox laa lay tegal nii de on n'en a pas encore nit ñee ngi siy kaas nu leen siy dóor en 2020 ndox source de vie l'eau sangu ndox naan ndox togg ndox bay ndox l'eau Baye Fall moo tax mën na leen lu nu wala lijjanti ak lu nuy lijjanti billahi ça va être vraiment compliqué ça va être compliqué de dama gunu de parce que comme nu ma ko waxee rek nee naa leen dès le départ man su nekkoon paa yi ñoom ñooy kaas sax di wax nii man du ma metti mais comme nu ma koy waxee rek booy mbere mbese bi mbere mbese ñoom ñu nga xam ne que ñoom ñoo waloo liggéey dëkk bi ñoom ñu kii nii nangam mais ils ont rien compris comme nu may waxee rek comprendre gu duñ say toll ñun ñëpp jaar nañ si xam nga nekkoon nañ ku nekk am na sa génération tollu nga si tolloon nañ foo xam ne ni que gars yi da nga naan non asamaan si su waddee tey moom ak ay biddéo ma ko xolal tous les constellations su ma tàllalee sama loxo rek dama koy tëye tollool na neen si de waaye loolu la wax nga foog ni que yaay la savaadu yaa gën a xam moytul lii kii nangam nga tu reverses de la main yëkkati sa loxo bien foog na ni que xoolal asamaan bi su jugee nga ne ko nii xoolal waaw mooy loolu mais ça ne marche pas comme ça de xam nga ne comme ni ma ko waxee ñu bëri tey jii nii Sénégal leen toog di wax gis nga nee naa leen ñu génn ñu xam yeneen dund yi ñu waxuma leen sax même suñu nekkee murit sax mais le fait que ñu génn rek yi nangam sooy wax sax duñuy gën a teey même su dee sax ay murit leen wala ay kii naan duñuy teey da ngay gis duñuy noppi duñuy parce que ils connaissent beaucoup de choses mais Sénégal tant que yaa ngi fa benn indigène
musoo génn musoo dem kii nangam màggee fa xamoo lu dul Sénégal su la waxee nga ne tukki naa nu ne la foo demoo nga ne leen dem naa Gambie wala dem naa Mali wala ay affaire de kii nii nangam doo comprendre dara billahi tu n'as rien compris tu n'as rien compris gars yi nee naa leen vous les petits nu ngi koy waati yéen ñi di siisu di wax yal na leen yàlla jàppale ngeen génn tuuti même su dee génn du gàtt sax ngeen génn vous allez comprendre que ni que lu ñu leen gëmloo Sénégal mooy dundu laccar bi leen dunduloo jël leen def leen si taatu baas yi ngeen toog laccar di kookoolo di leen wax ay waxul yow mal qiyaam ay affaire kii di kookooloo kii di nangam bandi yambarlu di mar ay taatu waajur nekk si ginnaaw di kii di takii ça ne marche pas comme ça à l'extérieur du Sénégal su ngeen génn sa Afrique sax tane na y a d'autres pays en Afrique mën nañ leen jox leçon mais su ngeen génnee continent bi ça va vite ça va comme ça Baye Fall ça va vite soo liggéeyul doo lekk soo liggéeyul doo naan soo jugul génn doo solu waxatuma laa ngay dem vacances sax bay yónnee Western Union ça va comme ça nii amul ay tëdd ba sa taa tàng wala toog di naan sëñ bi wala ay affaire lu yow mal qiyaam non c'est toi contre le pays fii gars yi gëmunu yooyu Baye Fall billahi moo tax ma naa leen vous faites vos choses vous faites wiki parce que vous êtes assis aussi bien au chaud vous êtes assis bien au chaud vous êtes à côté avec ay nit ñu leen di chouchouter di leen kii ki nangam di leen rayal ay téen di leen raayal ginnaaw fii amul raay ginnaaw fii koo jox sa ginnaaw soo xefule balaa su paree raay soo tourné musiba nga siy gis fii ku nekk chacun yaay li jënti sa gannaaw ak sa kanam amul wóolu ça va vite laa lay tegal nii lay def ces pays là dëkk yu développé yi ça va vite amuñu temps soo bëggee kii da ngay dox ànd ak gaay soo fi nekkee di daagu doo am dara doo ko am mu ne wax naa leen ko keroog nee naa leen mooy sunu yenn tonseeg yenn grand yu fi bloqué wu 10 ans ñii naan deeneen ñii nu dëjël ñii nuy wax kii fekk ni ko dañu fay nekk di daagu fekk fi di laay di jaay londion di jàpp si xale yi di dàqee nekk fi di kookoolu je crois que les yooyu noonu doon def Sénégal soo ko defee da ngay càng da ngay ñëw da ngay càng billaahi wallaahi doo dem fenn jom rek jom yooyu noonu nag leen tàmmal moo tax su leen waxee dara rek ngeen mer ngeen tëb ngeen siisu waaye yow kii moom jàpp leen ko vous n'avez rien compris yal na leen yàlla jàppale suba nee naa leen majorité wu ñuy toog di ma saaga di wax di leen toog ji fen foo xam ne billaahi wallaahi taalaahi di leen rus di leen jéem a wut fu nu may contacter pour woo ma ne ma Baye Fall nu ne ma waaye Baye jéggalu lu nga doon Baye parce que vous n'avez rien compris fu leen dëj a yomb lu leen di woon moo neex moo easy ba mu yomb vous croyez que c'est comme ça que le monde fonctionne Baye ça ne marche pas comme ça la ilaha illallah dee leen toog foofu nag ngeen foo que nag ay diinget la wala ay affaire de siisu su ma leen yéenewulee jàmm lu bon lu ma leen yéene yàlla na ma koy yàlla fay 10 000 fois lu ma leen wax su amulee yàlla na leen yàlla jàppale ngeen génn ngeen dem gisal ko seen bopp Baye Fall man lii nii ma leen di wax su ma amoon samay mag yu ma ko teeloon wax balaa may génn sa di naan maa ngi immigré sama bopp immigré kii ma xoolaat sama bopp bu baax lu leer laa leen di wax lii nii ngeen gëm lu leen di wax loolu noonu Sénégal cette bordel que vous faites là loolu ngeen gëm di teg su ngeen ñëwee ba koo dund si Europe bi ba koo dund si Asie bi wala si Amérique bi Baye Fall seen i mbokk ñàkk neen leen maa leen ko wax man Camara maa leen ko wax seen i mbokk pare neen ak yéen yooyu doxu fi ça ne marche pas doxu fi lu leer laa leen di wax mais soo waxee ngeen yi naa man je vous comprends bien billahi je vous comprends bien sama gars yi nañ doxale dafa am kuma ma catu taay nii maa ngi si tërën gu metti gars yi kay noonu fon say kii maa ngi si tërën gu metti ñeex baa ngi ñëw ndànk na gars yi kii nii rek maanaam ni kay du mu bàyyeeku quoi na gars yi toog foofu noonu di wax fii amul ay ñëw toog dem toogi si kii de dem toogi sëñ bi wala dem toogi kii ba daara ja xam nga Sénégal ngay yeew nga gis punkalu jëm bu yendu toute une journée daara ja day yeew moo nga sa daara ja maa ngi daara ja waaye daara ja dem toog foofu noonu seggi café naani café tuxum poon tuxum boon yendu raconter de la merde ba guddi xam nga tàggali ko dem tëdd fii amul yooyu ay dem yendu daara ja fii seen daara yi moom soo fa yendu dee sooy ñëw da ngay lang xam nga lu naan lang gaa yi ngay mujjee woo nu ñëw di la tingoom di la yenoo kii wala di xool na la da ngay lang fii seen daara yi dem yendu fa musiba la Baye Fall
mandi suba guddi guddeeg bëccëg fii la fekk baax da ngay jaay bënn teen yi da ngay jaay ay affaire de ndormeelu soo ñëwee fii moom château d'eau yi comme ni mu koy waxee teenu Kawsara yi non billaay da ngay naan bay sëlmu da ngay naan bay sëlmu gaa yaay bañ soo fi ñëwee di jaay ay affaire de yendu jàng daara ja ay kii noonu naa la foofu la say mbokk ñàkkee foofu la say mbokk ñàkkee fii lenn moo la fii mën a génnee am jom xam si loo nekk jëkk xalool di lijjanti biir verre yi lijjanti sa weccit ba pare ngottu teg si ngottu di téye sa biir di ko takk ba mu dëgër su dul lool noonu loo gis jënd ko loo gis dugg si fu neex nga bëgg a dem lu neex nga bëgg a lekk xale bu rafet bu nekk nga bëgg doxaan daara gu nekk nga bëgg faa yendu bàyyi faal say mbokk ñàkk nen leen yéen nag si yooyu ngeen di moo tax gisoo ñu bëri dem leen Bronx nañ ñëw fii New York ñëwal fii wàcc New York dem toog ay Harlem wala ay Bronx dem dugganteeg bàyyi faal yi foofu nga xool c'est fini ñàkk nen la fëgg yi xiin nga fay nekkee ki taxawaalu si Harlem beeg taxawee tourné tay ki wala la ne xool fu affaire yi ne fu ceeb bi xëeñee kéeri nangam 100 ans 4 dimanche doo ñibbee seen mbokk yi Sénégal am na ñu bëri dëjël nen leen dee neen fekk deew nu dara jotu leen daara jee riis rek daara ji fii moo riis quoi daara ji fii moom soo fi nekkee da ngay fàtte ni que sax jóge nga si beneen dëkk da ngay yeewu ñëw toog gars yi di la dóor ay McDonald dóor la ay kii lekk yi dàq kii cob bi moom yaay bañ parce que fii bañ na ko ba supermarché yenn li koy lekk yi di dem bay waaj a périmé duñ koy may yenn centre yeeg yenn association yi moo tax it lekk moom mooy loolu da ngay dem gars yi du ñuy rëgal rek di kii américains yi leneen la ñuy wax mais lekk non da ngay dox di fekk ay potu conserve ay lekk di taxawaalu si mbedd man dama koy xool sax may naan non mais dëkk bi non fii gars yi leneen la ñuy wax pas lekk suffisance alimentaire moom di bañ nag ko ñoom dañoo am ay banque lekk fii daa am ay banque yoo xam ne ni que da ngay dem nga dénkaane sa dund boog lekk ñu koy aalanteeg di ko joxante banque de nourriture bàyyi gars yi danoo pare démb tey soog a ñëw billaahi wallaahi gars yi danoo pare démb tey soog a ñëw ñun ñooy nelaw nag di wut ndox bu neex bu ñuy naan ndox bu set bu ñuy naan ñun ñoo ngi siy lijjanti ñoom ñoo ngi si léegi banque créé neen banque ak xaalis créé banque ay kii ba léegi dem nañ créé banque lekk ngay dem di fa denc sa rey sa nag bëgg koo denc dem dénkaane ko si banque bi xam nga bay mu des nga xam ne que kii dem dénk kii gars yi def soo soxlawee dem nu jox la bàyyi organisation gars yi danoo liggéey démb tey soog moo tax ñuy foo benn keroog dama toog sama rakk ñu seetaan benn documentaire billahi ay année 42 yi année 45 documentaire ba États-Unis di commencé ñuy wax si Denver ndeysaan muy commencé woon Denver nu dem ba Denver woon ko Las Vegas ba casino yi di commencé à ces années gars yi commencé xamoon nañ dund bu neex nekk si piscine bi di jouer xam nga jeu loterie wu xaalis gars yi di dund à ces années nga xam que donc gars yi ba ñuy liggéey yàgg na ba ñuy def lu neex ba ñuy xam lu neex du tey ma ne man booy bi xool ma ree ma ne ko booy gis nga date bi mu ne naam ma ne ko gis nga date bu gars yi di gis nga dund bu neex bu ñuy dund à cette période mu ne naam ma ne ko ñun Afrique ñoo ngi doon lijjanti fruit des nègres xam nga fruit nègre ñoom pendant ce temps ñoo ngi ubbi ay casino ñoo ngi si ndox bi di play seen kii ma ne ko ñun Afrique ñoo ngi doon uti la liberté mu ne ñu doxal dox ba ne ko xool ñii dañoo liggéey démb tey soog a ñëw moo tax ñuy tëb di dal ñun nag dara la liggéeyul rien du tout mais ñoo dàq tëb di dal ñëpp ñoo dàq tëb di dal ñëpp c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage moo tax comme ni ma ko waxee rek monsieur Amadou xam ngeen lii mooy problème bi Amadou Fall gis nga lu ñuy wax amulu la solo da ngay doxantu parce que nii ngeen di def comme ni ma ko waxee rek damay wax ak yow ba pare bloqué la parce que tey je ne suis pas dans ces nerfs de foutaise là quoi ay mag yu ñàkk fayda wala ay mag yu con wala xam nga vos conneries de lâche là je ne suis pas dans cela quoi comme nu ma ko waxee rek quand quelqu'un se respecte c'est parce que il désire d'être respecté soo ñëwee fenn lu ñuy waxtaanee ñoru la wala intéressé wu la wala neexu la tu es prié et tu as le droit de pouvoir juste xam nga continuer ton petit bout de chemin et aller trouver chaussure à ton pied xam nga mais le pourquoi de s'arrêter là et de vouloir maintenant mettre des gens de bassesse yoo xam ne ni que franchement yaakaar naa su doon sa doom la doo ko yaree noonu quoi moo tax it xaw ma Amadou Fall xaw ma monsieur nga
xawma lan nga xawma boy nga xawma lan la vous allez aller chercher chaussures à votre pied quoi. Je suis désolé tey ici c'est pas votre place. Bye. Il y a certains qui sont là en train de s'amuser, ils se disent que nous sommes là en train de s'amuser. Ce que je dis n'engage que moi, quoi. Ça ne t'intéresse pas, tu pars chercher quelque chose qui t'intéresse ailleurs, quoi. Les réseaux sociaux, voilà, l'internet est vaste. Voilà, mais toog fii nii bëgg amerde nit ñi nag moom am na yoo xam ne mooy loolu. Les gars, comme nu ma ko waxee instant gi nii suñuy waxtaan man moom wax naa leen ko pour ñu ma xam ñoom xam na nu mu demee mais pour ñu may soog a jëli sur le cours il faut que nous comprenions tamit samay position ak samay principe ak nu may doxee. maa fi daaxoon dem ñëw toog ay affaire de recherche génnee ñëw teg affaire de la classe yooyu noonu moom leen fi defatul on n'est plus en classe bi man pour man dafa romb wax naa ko fi waxati ko fi ay affaire de ah non woy kii non affaire bi combat bi ba mu commencé c'est pas une affaire de 1 jour 2 jours 1 semaine 2 semaines ñun ñoo ngi dugg ci suñu 3e année am ñu fi nekk depuis 2 ans am ñu fi nekk depuis 1 an am ñoo xam ne nag quelques mois leen commencé démb bu nekk am na fi nag encore on fait un petit briefing balaa di avancer rek bu nekk am na fi yéen ñii di soog a dabe yéen la ñuy expliquer bu nekk gis nañ ko fi encore une fois montage sexuel gis nañ ko fi ay joxante rendez-vous dem xeex gis nañ ko fi groupe WhatsApp gis nañ ko fi hein xeetu bu nekk gis nañ ko fi affaire de pervertise yu ngeen fi xalaat bu nekk gis nañ ko attaque bu nekk gis nañ ko fi nu surmonter loolu nu dox loolu tey ba ñëw tollu fii on comprend tous ces conneries tey jii nii nag nu amaat encore ay microbe yu ñëw bëgg a andi loo xam ne ni que ñun passé nañ ko des années en arrière da ngeen nuy sonal Timis génn na fi oh Frank Timis Aliou génn na fi oh Aliou oh Guy Marius nu delluwaat Sonko oh Sonko oh Milia bu si nekk génn na fi nu wax génne papier investiguer génne ñëw teg su dee investigation rek bàyyi faaga non investiguer ba dugg génne wax toog gis nañ réaction yi gis ngeen jamono jooju la wax gi gënoon nekk ay waaye yéen daal foofu ngeen toog di wax quoi su ngeen kii kaay leen Sénégal ngeen xeexal Sénégal bu nekk dégg nañ ko gis nañ ko léegi nag tey suñu ñëwee tey jii nii nag ba tollu fii nu am ay minorité wala ay nit ñoo xam ne ni que ñoom du ñuy soog a dabe il vaut mieux que nous defaat ko encore seen bopp nous sommes déjà blindés avec vos conneries on vous rafraîchit ça yii ngeen di def nii du nga ko dépassé ñun ba tolloon si beneen degré man Camara nekkuma fii pour ñëw di leen joxaat encore les mêmes leçons di répéter je suis fatigué des répétitions man lu may wax mooy ñun jeunesse bi man laa njëkk commencé di waxal mais nous la jeunesse sama génération bu si suuf booy mag ñi ku nu am jël mag ñi ku si ñëw jàpp si te yàlla tax nu jël mag bu si jàppul yaa xam faalewu ma leen wax naa ko def 1000 et 1000 fois du man ak benn mag parce que mag yi amoon nañ seen temps amoon seen génération amoon fu ñu ko waloon mën a defee defuñu ko léegi wax gi fu mu toll mooy lan wax gi ñun la suñu biir
wax gi foofu la man maa bàyyi ay affaire de oh Macky Sall fii nii nu toll mënoo ko waxal ba waxal ko lu nit ñi xamul Macky Sall fu mu toll nii nee naa la sénégalais bu gën a ndaw sax xam na ni que Macky Sall may xale yi ñooy génn di ko wayal ay way yoo xam ne mooy la donc ça veut dire que tous les sénégalais xam na ni que Macky Sall est un président raté un président par manque de conviction c'est un président qui n'a rien foutu loolu du lu ñuy leetalante donc nag man je ne perds pas mon temps à raconter des choses yoo xam ne que ñëpp xam nañ ko et que tout le monde parle la même chose déjà le problème est entre nous problème bi ñun la nous la population ñun ñun ñooy problème bi si lan sunu naafiq mën fen ak sunu ñàkk pare ku nekk di ko joxoñ sa morom di ko joxoñ sa morom di ko joxoñ sa morom loolooy sunu problème c'est nous le problème yenn défaut yu ñuy wax ak lacune yu ñuy wax yépp si président bi si ñun population bi la fekk baax ba tuuru ba walangaan moo tax nag man un moment ma dem ba toog ma ne leen wax gi neex na lool dàq ji ay nit waaw sàcce waaw Macky sàcce sàcce mais ñun nag lan leen defal dëkk bi balaa di topp waa nguur gi defaloo leen dara dëkk bi defaloo leen dara dëkk bi ba ok ñoom ba léegi ñun nag lan leen def balaa nu naan sax lan leen defal dëkk bi mais lan leen defalante ñun suñu biir ñun jaama bu gën a ndaw defalante wuñu ko respect bu gën a tuuti si suñu biir en tant que diw njaago diw mankaañ diw joola le plus petit mais respect des ethnies sax amuñu ko mayante wuñu jàmm boobu ba may wax nag ba nuy ñëw naan nag religieuse ba may ñëw nag di nag na encore nu naan nag nu ngi koy waxti bàyyi appartenance tarix wala ay affaire tarix amul si benn département boo xam ne en tant que ay frère mayante nañ fa jàmm jàppalante nañ fa ñoo ngi fay xolal soutenirante c'est faux amul et maintenant nous on crie toujours dëkk bi mais jikko yi